léegi nag ñu ne sous l'effet de la fraude Simbox à partir des réseaux concurrents et la poursuite du développement de l'usage des voies alternatives amplifiées par le phénomène OTT. ñu ne rëppeelu boobu nag li ko waral moo di li ñuy wax Simbox yoo xam ne yi maanaam nit ka dafa jël appel boo xam ne international la jóge ñu am nuñ ko defee ba transformé ko mu daal di nekk appel national te loolu nag ñu ngi ko jaarale ci réseau yi nga xam ne ay concurrent lañu ñu jàpp ne loolu fraude la noonu lañ ko waxee ñoom mooy benn ñaareel bi ñu ne développement bi nga xam ne bi li ñuy wax phénomène OTT maanaam ay WhatsApp yeeg Skype yeeg ak yeneen ak yeneen ak yeneen demee ñoom FaceTime ñu ne loolu bokk na ci li nga xam ne moo rëppeel trafic international boobu maanaam 60 milliards yooyu ak lu ëpp ci te nekkoon ci 2007 boobu jamono yooyu loolu leen di rëppeel boobu sax mi ngi tàmbali à peu près vers 2015 2016 ñaari explication yooyu yëpp benn taxawu ci parce que Simbox bi nga xam ne léegi jël trafic international dafa mel ni rek bu ngeen ma mayee ma dellu siwaat ci fii bu fekkee ne léegi international entrant la maam mooy li jóge ci Samba mi ñëw fii dugg fii ñëw ci sëñ Saliou mi wante bu fekkee ne loolu nag kii dafa am partenaire am boo xam ne que dañ ne ko kat léegi da ngay court-circuiter kii dafa am moom tam partenaire am boo xam ne dafa am connexion internationale mën na koo louer boo demee sax kii mën na ko louer mu connecté ci réseau bu ko defee appel boobu bu ñëwee te mënu ko distribuer moom mu jël ko dugal ko ci loox benn boîte boo xam ne bi moom da cay am ay abonnement fii ci opérateur bi bu leen ko mënee jaayee lu ko gën a lu néew mu utiliser donc réseau bi pour mën a antenne yi lay utiliser parce que client la antenne yi lay utiliser pour dugge fii pour dem ca sëñ Saliou au lieu que muy dugge fii pour dem ca sëñ Saliou moom wante lii dafa am njëgam dugg bi fii jaar fii dafa am njëgam dugge ko nii jaar fii tam dafa am njëgam kooka la nga xam ne daf koy louer ligne bi ba mu ñëw ba fii da koy fay bu fekkee ne dafa traversé wala traversé wu ligne bi ñëw fii da koy fay donc amul fraude dañuy wax Simbox mais Simbox du fraude mën nañu wax nag ay affaire sécurité de l'État et cetera mais buñ ko xaymaa bu baax a baax Simbox du fraude sàcc ñu leen dara la ñu utiliser seen réseau dañ leen ko fay bu mat sëkk bu fekkee ne xam nañu ni ñuy calculer mais bu fekkee ne nag xamuñu ni ñuy calculer ñu di ko yuuxoo noonu du sotti yàgg nañuy wax nag affaire Simbox tàmbalewul léegi ñu ne léegi OTT benn la lii dessin bii ngeen gis fii ci seen bët que mu nekk internet que mu nekk Skype que mu nekk voice over IP que mu nekk leneen ak service application pour mu mën a nekk lii ma leen bindal fii kenn mënu ko dindi wante nag foog nga xam la nekk ci biir WhatsApp am na voix maanaam wax am na ay message dégg nga de am na it vidéo wax ji ak message yi ak vidéo yi bu ci nekk dafa nekk xeetu application di am trafic am boo xam ni bu duggee ci si biir réseau da ngaa war a xam exactement na nga mën a def ba xayma soxla yi nga xam ne da nga ko war a soxla ci dimensionnement wu composante yi nekk ci sa biir réseau ba appel yooyu bu ñu dikkee mën a jàll wante du càggeenu dañ ne WhatsApp rek nga ne foog ma am contrat ak Facebook déedéet yoonu Facebook nekk ci parce que service à valeur ajoutée la ñoom ci ñoom
wante nag dafa am fu muy jaar. bu fekkee ne léegi kooku Facebook boobu ma nga Amérique te serveur nekk fa mu connecté ci opérateur bi nga xam ne dafa ñëw transité fii ci France, man xawma kii ku mu doon, sama yoon newul ci moom. li ma amal solo mooy application yi nga xam ne moo jaar ci yoon wi ñëw fii ñu yàkkal ma ko, te man ma dépenser sama xaalis pour mën a dimensionner réseau bi yépp pour que bu fekkee ne yàkkal nañ ma client boobu ma am place bu moo ko mën a def pour yóbbu ko fa mu war a jëm. loolu moo ci am solo. mais nag ba internet bi ñëwee nit ñi fa tabarkalaw ñi nga xam ne ñooñu waroon a taxawal fii ci UT nekk xëy na ñoo xam ne yi xamuñu ci biir télécommunication na muy doxe, wala ñu fàtte ko, wala boog ñu ragal koo wax. lu nekk ngi ci, parce que ku nekk boo ñëwee fii am na loo fii wut. bu fekkee ne jaaree nañ ko yoon, calcul ñu war a def ñu calculer ko ci la nga xam ne mooy jóge ci trafic international bi te ñu koy jot ñu koy yàkkal fii te yàq bu ñu ko yàkkalee dootuñu jox suñu yelleef yooyu mën nañu koo calculer ak lu mu mënti doon. internet ak lu ñàkk internet lu mu mën ci doon, application bu mu ci mën a doon, mën nañoo calculer suñu yelleef ba ñu koy fay di ko fayeeku jaar ko fa ñu ko jaroon ba ñu ko fay. wante nag bu ñu koy def itam duñ ko def ñun dong waa Sénégal dong, bu ñu koy def dañ ca war a boole waa Afrique yëpp ak ñëpp ñi nga xam ne dañoo nekk réew yoo xam ne yi dañoo mel ni suñu yos xawoon ndóol wala ñu néew doole. def groupe comme nañ ko daan def ci jamono, bu ñu defee groupe yooyu dooleel suñu bopp, bokk kaddu gi mu nekk genn kaddu, ñu won leen nag nii lañu koy calculer ak nii ak nii ak nii ak nii. amuñu nenn nu ñu mën a def lu dul d'accord ci loolu, amuñu beneen choix. mais nag fokk nga jiital ci xam-xam bu leer nañ, parce que du nekk loo xam ne dañ koy foye, du nekkul tam loo xam ne lii c'est une question politique, question wu intérêt la. intérêt wu sa réew da nga ci da lay jaral lu ne nga xeex ci nag ba mu ne sip, maanaam xeexum xam-xam du nekk dóorante ak saagante. xeexub xam-xam mooy xeex, wante ay përëg du xeex. mën naa dóor mais du xeex, du mënula du la lu loolay lay gañaloo. la lay gañaloo mooy xam-xam ba ngay indi teg ko ci table yi. kii nga xam ne boo demee sax daf laa xeeb mu reconnaître ne yow mii kat lii nga wax moom mi mënu ci teg lenn, bu ko defee la nga bëgg nga am ko. noonu lañ ko daan nekkuma fi nag naan c'était mieux avant yu demee noonu, déedéet. xeex ba nga xam ni moom la daan xeex démb, bu fekkee ne xeex nañ ko tey, ndam la ñu amoon démb dinañ ko am tey, maa leen ko wax. bu ñu nanguwul a xeex nag duñu am dara, parce que nit ñi nekkuñu fi pour maye seen alal. lépp loo ñu yaakaar ne buñ ci tegee seen loxo muy seen njariñu réew rek danañ ci teg seen loxo. bu kenn yënguwul ñu ne ko buubeet yóbbu seen réew, yow sa réew continue di nekk ci ndóol. ngeen baal ma loolu lépp gis ngeen 676 milliards de chiffre d'affaires pour secteur télécommunication Sénégal bépp. bari na bariwul mais li wóor mooy mën na fee ëpp te facture yu ci réew mi duñu yokk, parce que bari na ci loo xaalis bi nga xam ne mi moo ñu manqué, loo xam ne dafa war a jóge bitim réew di dugg si ci biir réew mi te léegi jotatuñ ci. ña nga ñuy yàkkal mais joxuñu ñu suñu yelleef. loolu la dañuy yàkkal ba pare te duñu jox yelleef. suñu yelleef jooju nag bu ñu defee suñuy pexe xeex ba ñu war a xeex, xeexub xam-xam ba ñu war a xeex ba ñu delloo ñu suñuy yelleef, kon réew mi dina changer complètement.